li nag jaam dernier redécoupage territorial bi ñu def ci Kër Massar indi na coow bu mag waaw coow bu mag ndaxte ci Bambilor gars yi nanguñu ko nee nañ découpage bi ñun gisuñ su bopp waaw gisuñ su bopp ndaxte kii di Oumar Gueye dafa sax-saxe suñu commune ñun Bambilor ñu moom mu nekk Sangalkam jël lu ñu yor yëpp yóbbu lépp ñu laaj Ndiagne Diop lan moo tax ma wax leen yéen lii redécoupage lii redécoupage la yow Oumar Gueye nga jël suñu village yëpp lu ñu yaakaar yëpp nga jël ne foofu nga jël yóbbu loolu mooy lan ñun nga bàyyil ñu desiti duñ ko nangu benn yoon yow sax bu ñu xoolee bu baax a baax yow lañ war a dindi yow mi Sangalkam yow dañ la war a dindi indil ñu Sangalkam ñu dugal ko si Bambilor looloo am ndaxte yow amoo dara dañu xam ne dëgg looloo tax kon sama naataango bi di journaliste ne kii di nga ñëw bañ na waaw journal Le Quotidien yokk ni daanaka Ndiagne Diop de se rebelle ndaxte Bambilor dañ ko sonal ci dernier découpage yi daanaka découpage politicien loolu la Ndiagne Diop wax sama naataango ne waaw waa jeune Bambilor yi dañoo génn ne waaw ñun ñoo koy faj ñu génn ci mbedd mi di jaayante ko ak gendarme bi sama naataango ne démb de métti woon na ci Bambilor ndaxte ñoom nee nañ population nee nañ duñ ko nangu sama naataango bi di l'Observateur ne Malika ak Yëmbal ñoom itam dañoo bañ ndaxte dañoo jàpp ni nu ñu sax-saxee seen suuf daanaka gisuñu seen bopp ci yëf yi sama naataango ne redécoupage bi indi na coow de conseil municipaux yi war nañ sa def benn réunion ci banlieue bi ci week-end bi waaw sous haute surveillance sama naataango ne démb sa kii di sous-préfet Bambilor wax na waaw Modou Bassirou Ndaw nee na daanaka moom de dina indi yenn yoo xamante ni daanaka xalaatuñu ko woon waaw dina indi ay conséquences yu bëri sama naataango ne conséquences yi nag nañ ko préparer ndax carte électorale bi dina ko changer ñu laaj sama naataango bi di journal L'As waaw lan lay changer ci wàllu carte électorale mu ne nañ calculer ndaxte ñu changer commune yëpp daanaka dañuy changer carte d'électeur te ku nekk xam na élection yi daanaka soreetul locales yi soreetul sama naataango laaj nag kii di Adama Diouf moom naka la gisee loolu mooy njiitu union association élus locaux yi nekk Sénégal kooku ne man de bu fekkee di affaire carte d'électeur loolu man amul problème man loolu la jàpp naa ko ndaxte service ministère de l'intérieur moom mën nañ defaat carte d'électeur nu mu gën a gaawee am nañ ay machine di mën a def li nu mel sama naataango bi di journal Le Quotidien jël xalimam ne waaw les défauts du découpage waaw man daanaka rapproché administré yi ak administration bi lu baax la daanaka ku nekk mën a gis sa bopp ci administration bi daanaka ñu bañ a sorante loolu moom d'accord naa ci waaye nag lu ma jaaxal mooy kii def découpage bi daanaka am na ci intérêt kii di ministre Oumar Gueye moom Sangalkam la nekk daanaka jël mairie Bambilor ne foofu yóbbu daanaka loolu la ñuy wax waaw loolu mooy lan ki def découpage bi def seddale bukki waaw nan lañ ko mën a tuddee man de jaaxal na ma bu fekkee ni loolu jaaxal le man jaaxal na ma loolu moom question boobu posé naa ko sama naataango ne looloo tax kon boo xoolee bu baax président de la république day am projet yu baax waaye nag nuñ koy doxalee daanaka indi problème daanaka loolu ku nekk gis na ko comme exemple bi exemple bu leer la ci wàllu woowu le journal Libération xëy nag wax ci Jilax waaw Jilax ku nekk xam na affaire conflit Ndingler bi waaw kii di Babacar Ngom ak waa Ndingler sama naataango ne waaw waa Jilax dañoo jógee Jilax ñëw ci capitale bi fekk fii kii di Babacar Ngom ne ko waa léegi nag ñëw nañ fii dañuy conférence de presse gannaaw conférence de presse ñu ne ko waaw yow Babacar Ngom ba léegi nii ñu ngi lay fàttali ni nu nga amee suuf bi nga jël fële ci Ndingler jaarul yoon foog ma rappelé la ko delloo ko nu mu gën a gaawee sama naataango bi journal Le Quotidien ne loolu la ñu wax waaye nag man lu ma jaaxal mooy daanaka ñaari Jilax moo am division am na ñuy d'accord ak Babacar Ngom am na ñoo xamante ni daanaka d'accorduñu ak Babacar Ngom ñi d'accordul nag ak Babacar Ngom ñoo bëgg nu mu gën a gaawee mu rendre leen seen suuf nu mu gën a gaawee sama naataango joxaat parole nag kii di PDG Sedima Babacar Ngom ñu laaj ko moom naka la gisee dogal décision bi préfet bi jël ci wàllu suuf si arrêté liggéey bi fa Sedima doon def foofu biñ ko laajee ci lu nu mel mu ne man de awma ci problème lu autorité bi dogal man d'accord naa te jàpp naa ni dañoo war a kon toog waxtaan ñu régler problème bi ci jàmm ak salaam ñu wax nag ci grève bi docteur yi nar a def à partir de lundi def ko lundi ak mardi sama naataango bii di journal L'As ne ñoom nee nañ kon grève lundi ak mardi ñu laaj sama naataango lan moo leen métti ñu ne lu leen métti mooy dañoo jàpp ni seen naataango bii di docteur Sarr bi nekkoon directeur hôpital Magatte Lô ñu remplacer ko dañ ko bëgg a sacrifier moom ak yeneen agent waaw dañ ko bëgg a sacrifier ndaxte ñoom nee nañ seen collègue boobu deful dara lu njëg jaag Abdoulaye Diouf Sarr moo jaag ndaxte moo équipé wul hôpitaux yi daanaka
table chauffante boobu bu tàkkee waaw kan moo indi problème bi ñoom branché wuñu naka noonu matériel bi indi wuñu ko waaw bu fekkee ni matériel bi dafa am problème luñ ci man docteur Yeri Camara jël parole nag ci l'observateur wax li nu mel ne man ñun luñ ci man incident yi ni mel bari na Sénégal jarul ñuy wax bu fekkee ni loolu la kay Diouf Sarr na tëj hôpitaux yëpp dañu xam ne dëgg le directeur de l'hôpital bi jarul sax ñuy nekk fii di kon ubbil ay information judiciaire ñu xam ne dëgg problème bi Diouf Sarr la te ñoom nee nañ du ñu nangu li nu mel la diggante kii di Macky Sall ak Aliou Sow daanaka c'est fini waaw l'observateur jox na parole ancien ministre de la jeunesse ci Abdoulaye Wade waaw nag sama naataango laaj ko moom naka la gisee gouvernance président Macky Sall nee na daanaka moom surprise la ci am ndaxte ci deuxième mandat président Macky Sall bi daanaka gisu ci dara waaw yokkute naka noonu ñu laaj ko ci troisième mandat bi mu ne nañu xam dëgg troisième mandat loolu kenn xalaatu ndaxte Macky Sall moo bindal boppam ne troisième mandat du ma ko def waaw boo waxalee sa bopp loolu waaw loo bëgg amul yox-yoxi de amul tournée yaa waxal sa bopp nit da kay gore waaw parole d'honneur jërë ngeen jëf. Savon de Marseille créole seen gamme Opalia ak Kabirex ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi. di ko jaajëfal bu baax a baax moom Mouhamed Ali Mouba ci yéenekaay yi la ñuy ndar kàpp kon xibaaru suba si Fama. xam nga li ngay reetaan waaw baax na ba ngoon incha allah jërëjëf ba Seydou Ba ñu koy jaajëfal lu baax di ko souhaiter un bon week-end. na ca nag weer wi nga xamante ni dana rek daal di feeñ ci gët niki àllarba kon lu jëm ci wàllum korite gi danañ ko màggal alxames fukki fan ak ñett ci weeru mai loolu nag moo daal di tukkee ci liggéey yi nga xamante ni ñi seen xel màcc ci wàllum xoolum asamaan ak yi ni mel ñoo ko rek doon def ñoom nag ñu daal di fësal ne bët mënta gis kon weer wi talaata lu jëm nag ci wàllum grève ñaari fan yi nga xamante ni danañ ko daal di tàmbali la ko tàmbali kon altine loolu nag ñu yëngu ci wàllum paj mi ñoo ko rek nar amal ngir daal di jàppale seen ay naataango ñu jokkar bi baaraamu tuuma ci lakk gi amoon foofee kon ci hôpital Magatte Lô bu Linguère SAEMS nag la muy rek daal di ñaawlu mooy plateau technique yi na mu rek daal di bone ci yenn ci hôpitaux yu nekk fii ci suñu réew Aminata Touré daal di rek weddi ne mësta nag daal di jot lu jëm ci ay ndàmpaay ba muy jóge kon ci conseil économique social ak environnemental ki fi nekkoon présidente bu conseil ba nee na nag xaalis bi dañ ko war a dugal kon ci secteur yi nga xamante ni moom mooy secteur prioritaire yi wàllum tàggat yaram fukk ak juróomeelu bésu Ligue 1 fii ci suñu réew danañ ko jongante ñetti match ñoo nekk kon ca bopp ba ka jiite di AS Pikine dana dem kon ca Mbaaw ngir laale US Gorée mi nga xamante ni moom moo jege kon ndaare bi ca Espagne match bu ñëpp di xaar ci diggante FC Barcelone nekk ci ñetteelu place bi ak ka jiite di Atlético Madrid bu 2h jotee ba teg fukki simili ak juróom lay doon tàggat yaram nañ ci ànd ak Malal Junior Diagne li yéen kay xëy tey Mouhamed Ali Mouba Abdoulaye Diop mu féete ci machine bi ci micro bi Dieynaba Seydou Ba. di leen dalal ak jàmm ci studio Eva Mbaye bu rajo Futur Média xibaaru suba si ñu doore kook Lamine Diack mi ñuy xaarandi fii ci Ndakaaru suba ci dimanche gi bu ñu sukkandikoo ci agence de presse sénégalaise ki fi nekkoon président I2AF kon jot na passeport am ba noppi donc léegi am na droit daal di jóge kon foofee kon ca France gannaaw ba ñu ko waa jaraaf kon fayale caution ba noppi bu soobee yàlla kon danañ ko daal di topp kon bile xibaar lu jëm nag ci fetub korité kon mën nañ ko daal di màggal fii ci Sénégal ci alxames fukki fan ak ñett ci weeru mai bu ñu sukkandikoo nag ci association sénégalaise bi ëmb kon ñi seen xel màcc ci wàllum astronomie maanaam xool jant week kon asamaan si ñoom nag nee nañu lu jëm ci wàllum weer bi mun nañ ko rek daal di gis ci ay gët niki àllarba fukki fan ak ñaar ci weeru mai loolu nag moom moo rek daal di tukkee kon ci liggéey yi nga xamante ne rek def nañ ko nee na loolee nag fii la ci Sénégal ak ci dëkk yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci Afrique
sowu jant ñoom nag seen association bi daal di tënk ci ab communiqué ne nag lu jëm ci wàllu woowu talaata fukki fan ak benn ci weeru mai nee nañu nag weer wi mooy day tëdd gannaaw kon jant wi donc kenn mënu ko rek daal di gis bu ñu sukkandikoo kon ci communiqué bi nga xamante ni ñoom biral nañu ko ñii di étudiants ya nekk ci université Alioune Diop bu Bombay ñoom nag dakkal nañu seen grève mot d'ordre bi kon ajjani nañ ko kon gannaaw ñetti ay bés yi nga xamante ni ñu ngi doon yëngu-yëngal ab communiqué bu coordination des étudiants rek ci loolee lañ ko daal di tënk kilifa yi nag di fësal ne lu gënoon a fës kon ci seen ay ñaxtu daanaka mbir mi sotti na kon bu ñu korité ba noppi bu soobee yàlla danañu tàmbaliwaat njàng mi ci université Alioune Diop bu Bombay ci weneen wàll ñenn ñu nga xamante ne altine dañoo fas yéene kon daal di yëngu-yëngal mooy waa syndicat autonome des médecins pharmaciens ak chirurgiens dentistes du Sénégal ñoom nag altine ak talaata kon bi ñu dëgg ma la ñu fas yéene kon daal di dem ci grève ngir daal di jàppale seen ay naataango yu ñu rek daal di jorkar bi baaraamu tuuma ci kon faatu ñeenti bébé yi foofu ci hôpital Magatte Lô bu Linguère SAMES ne nag la war a lakk googu dafay rek daal di wane ne plateau technique amut bu baax kon amut ci yenn hôpitaux yu nekk fii ci suñu réew Moustapha Faye moo yor seen kàddu ñoom foofee ñoom waa SAMES ñu déglu ko ci jokkoom ak Ndeye Mati Dieng. li ci nekk mooy dañoo gaawantu daal di ne directeur hôpital médecin bi nga xamante ni moo doon gérer pédiatrie bi ñoom ñoo waral loolu lépp te muy lu ñu naqarlu. première responsabilité première cause bi mooy manque d'infrastructure gis ngeen la fa nekk plateau technique boo xamante ni demul fenn maa ngi fàttali ne hôpital boobu ab centre de santé la woon ñu yokk ko ne ko dañ ko def hôpital ci àndaluñ ko lenn du wàllu tabax du wàllu jumtuwaay du wàllu personnel ñu indi fa directeur bi muy góorgóorlu fexe ba indi service yooyu yëpp foofu cardiologie pédiatrie chirurgie gynécologie yëpp pour wàllu askan woowu nga xamante ni ñooy yeewoo ci tund woowu te amoon jafe-jafe pour am ay spécialistes mu def loolu lépp amoon ay résultats yu satisfaisants ñu tagg ko fu nekk ñu xëy tey problème am foofu defuñu enquête bu sérieuse xëy rek ne ñoom ñaar ñooñu la ana ñi nga xamante ni ñoo waroon a équiper hôpital bi équipé wuñ directeur boobu ñaata yoon la bind yónnee ministère ne leen nañ ko defal lii ci ressources humaines nañ def lii nañ def lii duñu ko toppatoo dañ naan la góorgóorlu yow dañ la faa teg pour nga régler problème te loolu kenn lu ministère de la santé la moom moo def yëpp te premier responsable moom la parce que dafa tànqam lu jafe-jafe yu nekkoon foofu yëpp loolu am ñu xëy indi ay table chauffante ci bees indi personnel loolu c'est pas rafetlu wuñ ko bala nga régler problème rek problème bu ne jot taxaw ñu ngi naan ay table artisanale ak ay ampoule incandescente maa ngi fàttali wax adduna bi yépp ne loolu moo am ci 99% des structures loolu mun nañoo dem bene dootuñu liggéey bu fekkente ne normes yi parce que loolu dootuñu nangu ñuy engagé suñuy responsabilité du ñun ñu wax léegi ci lu jëm ci liggéey bi nga xamante ni dana tàmbali kon ci hôpital régional Amadou Tidiane Ba bu Sédhiou waaye jàppale ne député bi di Nadi Karanko Sané moom nag mbir mi da ko rek daal di rafetlu bu baax a baax waaye nag la muy sàkku mooy ñu daal di fay rek yóbbu na mu gën a gaawee kon ñi nga xamante ñoom ñoo yor wàllum paj mi di personnel soignant moom parlementaire bi nag nee la mu rek mënta nangu mooy ñu daal di rek tabax ay hôpitaux waaye nag duñ fa gis kenn ku fooy rek daal di nekk pour di mën a faj yenn ci askan wi nga xamante ni dañuy woy léegi di dem ci yeneen i diwaan ngir mën a faju foofu ndaxte fa ñu ne amul benn spécialiste ñu déglu ko moom Nadi Karanko Sané ci micro Max Euclide Compagnie. dañ ko yàgg mbébét président nag dégg suñu wax ba tax mu jox ñu hôpital boo xam ne di niveau 2 la am 150 lits te am na spécialité yëpp luñ ci wax rek mooy wax nañ ñu ni ci médecins yi 9 ñoo fi nekk te 24 soxla nañ ko donc am na benn gap directrice nag d'établissement de santé publique wax xamal nañu nag décret bi président bi signé na ko docteurs yeeg infirmiers yeeg sages-femmes yeeg aide yeeg lépp daal buñ ko def en besoin président bi déjà validé na mais lu resté mooy l'effectivité même ñu ngi xaar nag dégg nañu président bi lu mu def yéene bu mu am mais dañu bëgg que ce soit fait en mode fast track que lu ñu soxla en termes de personnel soignant que ñoom ñëpp ñu ñëw bu ñu sañoon nañu ñëw avant la fin du mois parce que njort nañu ne président bi dina ñëw d'ici la fin du mois inauguré ñu suñu hôpital parce que hôpital mën nañu wax ne hôpital des na ba tey parce que balaa mu nekk hôpital rek mbete mu faj malade te loolu amagul mais lépp luy faj malade gis nañu ne ñëw nañu testé nañu outils yi
c'est prêt à être utilisé ñu ngi ñaan nag vraiment que ce personnel là soit là ndax ñun dinañu rus bu fekkee ne dañoo inauguré ba pare ñuy référer suñu malade Ziguinchor wala Kolda loolu du souhait président bi te loolu du suñu souhait ñun waa Sédhiou ndax balaa ñu doon kontaan mooy ñu ubbi rek commencé faj suñu malade yi ñu dëkk Sédhiou di faj suñu malade Sédhiou mooy lu ñu gënal te may wax en terme de conseil que ñaar affaire a ngi nii ci hôpital mooy accueil lu njëkk la ci malade ndax malade bu ñëwee noo koy accueillir dina tax moo wër sax presque encore cet bi tey moom fii macha allah lépp set lépp clean dañuy ñaan mu bañ a nekk pour la façade que mu doon loo xam ne ce soit pérenne d'ici 10 ans bu ñu delluwaatee vraiment fekk ni cet boobu mi ngi fi ba tey. ñu wax nag ci ab xew-xew bi nga xamante ni démb waa kon étudiants ya nekk ca union communale des étudiants kon de Dendori ñoom ñoo ko doon amal ngir waxtaanee nag lu jëm ci wàllum protection sociale wàllum xëyum ndaw yi waaye tamit waxtaanee ëllëgu Nendori loolu nag lañ doon waxtaanee wax naa ko démb ci ab ndogu buñ doon amal mu nekk nag ndoxteel ñu ko doon amal ñoom étudiants yi daal di koy bàyyile docteur Bokar Mamadou Daf nekk directeur général bu CMU Angélique Gomis. ndaw yi jógee Ndendori nag dañuy am problème mu xëy Mansour Sall di adjoint président commission pédagogique mbootaay bi ëmb étudiant Ndendori yi di ko ñaawlu. ñu daje ñun étudiant commune Ndendori yëpp ñu retrouvé wu fii pour xalaat ci emploi des jeunes loolu dëgg la mën naa ko confirmer parce que boo gisee souvent booy di jógee ci commune boobu di ñëw fii Dakar wala dem si yeneen bërëb wër xëy la ñu bëri si ñoom boo xoolee ñii dañu def ay ambulant wala def siras par exemple loolu mooy firnde rek fale amul xëy moo waral ñoom ñuy kiree foofu di ñëw fii. suñu sukkandikoo ci Biram Faye di directeur général ASP nekkoon tamit panéliste problème mu liggéeyu ndaw yi nag si ñett axe rek lañ ko mën a tënkee. muy wàllu secteur privé bi wàllu qualification bi ak wàllu adéquation emploi beeg formation bi waxtaan nañ ak xale yi ci jafe-jafe yi am ci wàllu emploi wax nañ leen jéego yi nga xam ne aussi njiitu réew mi def na ko ngir problème qualification bi dëñ ngir adéquation am entre njàngee meeg soxla marché d'emploi. da ciy baax loolu nag ñu am système assurance ak protection sociale laata ñuy dem ci retraite ku ñu koy xamal di docteur Bokar Mamadou Daf nekk directeur général CMU. il faut que ñu organiser wu préparer seen retraite parce que sooy jëm mag sa doole day wàññeeku donc loolu dafa laaj nit ki fekkee si diir mu mun a noppaleku su noppaleku aussi il faut que mu mun a dund ci biir loolu aussi comme nit baa ngi dund léeg-léeg mu xaw a feebar mu xaw a tawat dafa laaj aussi su feebaree mu mun a faj pour que nga faju aussi dafa baax nga am système de protection sociale maanaam li ñuy wax assurance bi nga xam ni dina la permettre soo feebaree nga faju fekk doo dépenser lu bari. ndogu débat bi doon na édition bu njëkk bi nga xamante ne mbootaay bi ëmb étudiant Ndendori yi ñoo ko daal di organiser gannaaw débat bi panélistes yi nag am nañu yaakaar ne étudiants yi dinañ daal di dem xooli ci structure yi nga xamante ne dañ koo teg ngir dimbali ndaw yi ci seen utum liggéey. 8h jot na ba teg fukki simili ak ñaar. RFM rajo askan wi. conseil municipal bu Bambilor daje nañu démb ci àjjuma ji ñoom nag nanguwuñu nañu rek defee kon découpage administratif bi nga xamante ni day rek daal di génne ci commune bu Bambilor lu toll kon ci juróom-benn village maire bi di Ndiagne Diop ne nag am na li nga xamante ni xet nanguwu ko ci biir këyit wi ci weneen wàll mi sàkku kon ci maire bu Sangalkam nekk ministre collectivité territoriale mu daal di rek jël Sangalkam boole ko ci Bambilor bu nekkee kon mbir mi kon bëgg na jur jàmm ñu déglu ko ci micro Abdou Diouf Diagne. mais tey bu ñu xoolee rapport bi ñu jox li ma si jëkk a seetlu mooy waxuñu dëgg ci présentation bi ndax dañ ne le décret de 2011 commune Bambilor fukki dëkk la ak juróom-ñeent ma ne leen du fukki dëkk ak juróom-ñeent génn décret bi fukki dëkk la ak juróom-ñett ak ñetti cité ñu ne bu ñu paree ci li ñuy def commune Bambilor fukki dëkk ak ñeent moo fay des c'est pas la vérité dafa am ñaari dëkk yoo xam ne xel ñi maw ko présenté presse bi yëpp dañuy xëy ne juróomi dëkk lañ jël si Bambilor juróom-benni dëkk traditionnel muy ñeenti dëkk yi nga xam ne mooy Kër Ndiaye Lo Kër Daouda Sarr kunun Ngalab jël Ngenduuf gii nga xam ne bu waa Bambilor yi waa Waye Mbaam fa la seen i doom di jànge Ngenduuf seen i doom ñu ngay jànge Waye Mbaam mu jël Ngenduuf ne da koy boole ci Sangalkam njaxiraat pël gii nga xam ne ñoo jag saaw ñoo sës mun a njaxiraat pël googu da koy jël taf ko ci Sangalkam waaw kon loolu du juróom benni dëkk mu jël cité yi fukki cité ak ñaar boole ko ne loolu lay jël def ci Sangalkam bu fekkee moo war a appliquer code général des collectivités territoriales Sangalkam waratu la am dañ ko war a taf indi ko ci Bambilor mu nekk commune bu mag bu am doole bu liggéey pour population yi li muy def kañ Sangalkam moo dundul kon li ko yoon wax mooy moom moo war a décréter ne kat man dama doon séentu moom ci boppam mu nekk gentleman na xam naa ne sama commune mënul dunda kon monsieur le président dañ koy taf ci Bambilor.
mu nekkoon Ndiagne Diop maire bu Bambilor ca Diamniadio bokk na itamit ci commune yi nga xamante ni kon lu jëm ci redécoupage administratif bi kon mbir mi laal na ko conseil municipal bi nag ñoom nag rafetlu nañu projet boobu nga xamante ni def Diamniadio léegi ab arrondissement commune bi sax dana kon daal di jëlaat Ndoukoura Peul nekk benn village bi nga xamante ni da ko doon xëccoo ak yenn ñu déglu ko moom Mamadou Moulay Guèye ci micro Abdou Diouf Diagne. génnee nañu ci situation boo xam ne lu métti la woon non seulement pour waa Ndoukoura mais pour population Diamniadio yépp donc dañu def lu dul gërëm sant président de la république ci décision bi mu jël ba delloowaat li nga xam ne lii mooy dëgg puisque lii mooy dëgg Ndoukoura warulu mën a génn ci Diamniadio ndax nun loolu la ñu gëmoon te loolu la doon doxale même bi nu ne Ndoukoura ci yan la bokk mu suñu génnee suñu loxo ci Ndoukoura lépp lu ñu daan def ci Ndoukoura sax duñ ko yokkul wàññiwuñ ko kon lii jàpp naa ne lu war a nekk la nekk na kon ci gërëm aussi le conseil municipal comme ni mu ko daan defati na ko lépp lu ñor population Diamniadio lépp lu ñor commune Diamniadio duñ leen ko gaaralee wax dëgg yàlla toujours du am kenn koo xam ne kii dina ko compte moom la ñu wone waat tey ñaari point yi muy dugal Ndoukoura ci Diamniadio ak def Diamniadio arrondissement ñaari point yooyu yëpp amul kenn koo xam ni kii wane nga ci leneen lu dul nangu ko ak Mamadou Moulay Guèye moom mooy maire bu Diamniadio lu ñeel nag mbirum suuf yi foofee ca Ndingler kon ña dëkk foofee ca Djilakh ñi ngi sàkku kon ci président de la République mu daal di ajandi titre foncier bi nga xamante ni dañ ko jox donc waa Sedima collectif bi nga xamante ni moom moo kon daal di dajale askan wa fare na moom nag la ñuy ñaawlu mooy ab manipulation bu ñu rek daal di gis dala tax a jóg manipulation boobu mooy bëgg rek daal di féewale ñu dëkk kon ca Djilakh ak ñu dëkk kon ca Ndingler Ndeye Mourou Sembène. ndaje bi li ko sabab moo di indi ay leeral ñaawlu naka noonu itam coowal suuf yi di am ci zone boobule. nation dafa am lu ko lal dafa bokk ci lu ñuy wax cohésion sociale dafa bokk ci lu ñuy wax paix sociale boobu nag tey PDG wu Sedima mi ngi koy commencé di sappe mi ngi commencé di jaxase askan bi ngir sauver ay intérêt loolu nag moom la askanu Djilakh di ñaawlu waaye tamit moom la collectif pour la défense des intérêts de Djilakh di ñaawul. mu nekk coow boo xamante ni dafay gën di wéy bu ñu sukkandikoo ci Djibril Sène président du collectif pour la défense des intérêts de Djilakh 200 hectares yu suuf soosee commune bu Sindia la bokk kon seen dëkk boobee moo ko moom. suuf soos nga xam ne tey moom moo nekk jafe-jafe yi ñépp xam nañu suuf soos mi ngi nekk ci dëkk bu ñuy wax Djilakh délibération boobu commune Sindia moo ko def délibération boobu nag moo dox ba am bàyyi am titre foncier boobu ñuy ñaan son excellence le président Macky Sall bu fekkente ni askanu Djilakh ñor na ko commune Sindia ñor na ko dindi joxewaat suuf si parce que titre foncier bi légalul légitimul bu fekkee liggéey rek soxla wuñu un titre foncier. moom président bi di yokk ni évaluation amul loolee tax autorité yi dañoo war a wàcc sur le terrain ngir saafaraal mbir mi lee. suuf soosu na leer ci bopp ñëpp Djilakh la nekk ci biir commune Sindia moom la nekk loolu dafa war a leer ci bopp ñëpp. ñoom ñooñee di yeewoo sa Djilakh daanaka doyal nañ sëkk ci problème bi am foofee ci seenug dëkk ñoom nag lu ñu bëgg moo di nanguwaat seeni suuf te itam ñu dakkal titre foncier bi nga xamante ni sax dañoo jàpp ni yenuwul maanaa te tegawul fenn. ñu dem nag ba Kaolack ak nag kon lim gu takku ci wàllum drogue bu ñu rek daal di jàpp ay bés bi ca kër Ayib loole nag ëllëm na lool kilifa yi kon daal di ŋànk douane fii ci Sénégal ak ca Gambie moo tax nag ñaari dëkk yi kon daal di xalaat ni foofu ñuy gën a joxante loxo ngir mën a gën a dëgëral kon yër gi ak bàyyi xel bi ci frontière bi ak itamit ci dem ak dikk gi ci diggante ñaari dëkk yi Ibrahima Diamé. diggante lu matul ñaari semaine rek brigade commerciale des douanes bu Kër Ayib daal dinay saisir quantité yamba bu nga xamante ni jaaxal na ñëpp waraloon kon kilifa yi muy maire muy préfet muy sous-préfet ba ci sax autorité gambienne ñëw xool si yëf yi kii di colonel des douanes lieutenant Papa Faye moom mooy chef bureau des douanes bu Kër Ayib. donc rien que pour cette semaine là 1 tonne 400 ak 500 kilogrammes dinañu jox un poids total de 1 tonne 900 kilogrammes de chanvre indien bu ñuy saisir ci biir semaine bi
soit une valeur totale de 208 millions maanaam ñaari téeméer ak juróom-ñetti millions. ci gis-gisu colonel nag ngir ñu gën a am taxawaay bu dëgër ci xeex bi faw ñaari réew yi Gambie ak Sénégal joxante loxo ci saytu beek kaaraange gi. li ñu mën a def nag face ak situation bi puisque dafa dem ba jaaxal ñu moo waral ñu bëgg tey ñu boole kilifa yi nga xam ne ñoo ne ci gox bi autorité judiciaire autorité politique autorité religieuse ñun ñëpp ñu toog les forces de défense et de sécurité ñu toog gën ci waxtaan puisque phénomène bi jaaxal nañu. gouverneur Kerewan diwaanu Farafeñe ci réew ma Gambie xamle ne nag nguuru Gambie taxaw na bu baax ngir ñu mën a lëkkaloo gën a xeex trafic yamba bile. mu ngi wax ne tamit Gambie Sénégal benn lañ te foog ñu liggéey together especially ci wàllu karange ba tax na moom sax defoon na benn leetar ci mois de février bind gouverneur bu Kaolack war ko ne ko dañu war a toog force de sécurité yëpp ñëw ñu am réunion boo xam ne dañ ci délibéré li nga xam ne mooy suñ concerné yi. département Nioro nag boo ko seetloo am na lu mot ñeent fukki kilomètres yu nga xamante ne di ko partagé ak réewum Gambie mu doon frontière bu nga xamante ne nag contrôle bi jafe na lool ndax fu waay neex jaar ak phénomène moto Jakarta yi Ibrahima Diame Kër Ayib rajo Futurs Médias. Ibrahima Diame di la gërëm bu baax a baax Aminata Touré moom nag nee na mësta jot dërëm ci ndàmpaay gannaaw bu mu jógee kon foofee ci conseil économique social ak environnemental niki ñaar fukki fan ak juróom-ñetti weeru octobre ci atum 2020 waaye nag ki nga xamante moom moo fi nekkoon présidente bu conseil économique social ak environnemental moom nag ma ngay rek daal di rafetlu bu baax a baax liggéeyam ci kon boppu institution boobile nee na nag tey jii la gën a daal di jàpp li nga xamante ni moom moo di dignité Mimi Touré nag ne koppar yooyu di tukkee ci ndàmpaay yi dañ ko war a rek daal di dugalaat ci la ñuy duppee secteur d'urgence ñu déglu ko ci micro Awa Mbaye démb moo nekkoon invité quartier général. man Aminata Touré day jotuma dara bi ma jotee jógee ci conseil bi awma benn xaalis bu fay jógee c'est normal parce que liggéeyatuma fa voilà kuy liggéey la ñuy jox xaalis mais liggéeyatuma fa. dañ ne boobu mosay nekk ca bopp ba. non mais kooku jotuma ko xaw ma sax ndax décret bi. mi ngi fonctionné ba tey kooku suivre ma ko yàlla suturaal na ma ba maa ngi dellu ci samay activité ndax salaire buñ la koy jox day fekk ngay liggéey waaw comme liggéeyatuma fa nag maa ngi ci sumay activité bopp loolu laa ci mën a wax. loolu mën naa dem feneen. loolu xaalis boobu kay ci ñu ngi wax mbiru ndaw ñi ci seen wàllu liggéey ak jigéen ñeeg yooyu xaalis boobu dana dem foofu ci priorité yi ndax xam nañu ne maanaam at ba tey ci affaire Covid lañ nekk yu mel noonu koom-koom bi xaw naa sooxe donc xaalis boobu foofu la gën a yelloo dem. ñu dem nag ba Kaffrine ak nag diggante bu ñagas bi am ci diggante jëwriñ ji ñu dénk wàllum tabax bi di Abdoulaye Seydou Sow ak ki yor kaddu parti socialiste secrétaire général bu coordination département bu parti socialiste nag ñoom nee na àndul ak kon kii di Abdoulaye Wilane nekk tamit naataango ci wàllum parti bu ñu sukkandikoo nag ci Biram Sow nee na Abdoulaye Wilane kon ci ay wax yu tegu ci yoon rek lay daal di dugg ñu mi ngi sàkku nag ci moom mu daal di rek def kéemtalaay kàttanam ba gën a dëgëral kon jubóo gi am ci Benno Bokk Yaakaar ñu déglu ko moom Biram Sow ci micro Oumar Ndiaye. ndax ñun Benno Bokk Yaakaar bii ñu nekk suñ diggante ak Macky Sall Tanor santoon nañu ne lii koy yàq bu mu baxoo ci yéen amante ñëw wax ne li koy yàq bu mu baxoo ci yéen bu fekkee monsieur le maire yow Benno Bokk Yaakaar dañ ci dabe def sa liste ñun ñoo la waroon jàppale la ba nga gañee mairie bi doxaleen bi ngay doxal tax nag mag ñi parti bi cadre parti bi yëpp jàpp seen jàmbur kenn ngootu da def dara kon su fekkente ne Benno Bokk Yaakaar yëpp jóg nañ wooteel la ba nga gañee ci député bi ñu dem assemblée ñu def la député CEDEAO ngay dem ak dikk di doxal dara desul lu local di ñëw bu dara desul lu Macky Sall sagal ñu waruloo toog di ko ŋàññ kayit yaa ngi nii leer na nañ dimanche incha allahu rabbi bépp kii boo xam ne yaa ko suñu woon danañ ko génne pour mbooloo mi yëpp gis ko xam ne liggéey yi ñuy liggéey ci Kaffrine du liggéey yoo xam ne fa la humb kanaa kay da nga dem ba ci biir nga jàmbute. jéem nañu jokkoo nag ak député maire bu Kaffrine di Abdoulaye Wilane moom nag nee na bëgguta àddu jëmale ci déclaration bu secrétaire général bu coordination parti socialiste bu Kaffrine. xibaaru tàggat yaram gannaaw bi 8h jotee ba teg ñaar fukki simili ak ñeent ñu ànd ceeg Malal Junior Diagne.
jàngeen jëf ñu daal di rek tàmbalee tàggat yaram gi ak lu jëm si ndorteelub footballub Sénégal jëm ci fukk ak juróomeel bi journée championnat Sénégal programme gi nag dina am ay jongante ci samedi gi ndax ne ci stade Ibrahima Boy bu nekk ca banlieue bu Ndakaaru AS Douane moo fa di daje ak waa Ñaari Tali ca Saly ca Fodé Wade moom Jàmbaar moo fa daje ak waa Mbour Petite Côte ci Mbaaw US Gorée moo di jongante ak waa équipe bu AS Pikine la des ci jongante yi ne des ko yëgali dimanche bokk na ca nag Njàmbur Médé dajante ak waa Casa Sport Teungueth FC ak waa Snaps Excellence Stade de Mbour di laale ak waa Génération Foot Jaraaf ñoom war nañoo jongante ak waa Dakar Sacré-Cœur si bopp championnat Sénégal bi nag l'équipe bi di AS Pikine Teungueth FC ak waa Génération Foot ñoo toogee ci toogu yu nekk ca kaw. si Ligue 2 bu Sénégal itam dees jàmmal ay jongante ci samedi gi ne jamono Fatick moo dee jongante ak waa Africa Promo Thiès FC ak waa Kër Madior Renaissance dinaale ak waa Duc la des ne dinañ ko yeggali bés ni dimanche ci Ligue 2 Sénégal bi nag ñii di waa Linguère Guédiawaye Football Club ak waa Wakam ñoo fare ca kaw. ñu waxtaanee itam xayma genn gu waa association nationale bu presse sportive bu Sénégal di ANP sa na ma amal ci samedi gi ngir xayma fukki at ak ñaar yu na amal football professionnel ci réewum Sénégal gi ne cib ndogu de presse lañ ko namakoon jaarale ñu ngi ko namakoon amal foofa ca Goutred ci VDN bi ñu waxtaanee boobile ligue càmbar ko da ngeen dégg ci xabaari dugg bëccëg gi Abdoulaye Thiam njiital ANPS ci moomu leen ndaje nga ñu jàpp ni midi bu jotee ci laa door. nu waxtaanee wàllu beach soccer ci ajuma ji amal nañu ndaje muy CRD ca Thiès ngir waajal Coupe d'Afrique bi nu bëgg amal foofa ca diwaanub Saly lu ko tàmbalee ñaar fukki fan ak ñett ba ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru mai bii Coupe d'Afrique googa Sénégal moom moo di champion d'Afrique nam kon amal yëf yi foofa ca Saly waajtaay gi naka lay tëddee ak lan la ca Sénégal nam Oumar Gueye Ndiaye mi ñu dénk football spécifique bu Sénégal am na baat yenn yum ca yëkkati nu déglu ko. premier défi mooy organisation xam nga booy accueillir ay nit sa dëkk da ngay fexe bu ñu fiy jógee ñu jógee fi ak benn expérience boo xam ne suba dinañ ko fàttaloo ko toujours expérience bu rafet bu neex donc loolu mooy suñu premier défi te tey suñu toogaay fii tey autour du gouverneur et de tous les services du préfet de Mbour du gouverneur de Thiès préfet de Mbour et de tous les services pour que Sénégal en tout cas réussir l'organisation de cet événement li nga xamante ne moom lañ ñu sas yéen bi ñu teg ñu mën ko gérer bu baax ba livrer une organisation impeccable loolu mooy premier défi deuxième défi bi mooy beach soccer moom saa yi ñu dem si compétition fu mu nekk dans le monde dañuy dem pour gagner comme gagner nañ ko juróomi yoon ci àll bi si extérieur bu ñëwee suñu dëkk moom mënuñu am benn objectif que gagner ko parce que surtout que boo gagner da ngay dem coupe du monde bi nga xam ne au mois d'août day dem Russie Sénégal gagné na coupe d'Afrique 5 fois coupe du monde yëpp dem nañ fa bàyyi quart de finale donc am nañu xam-xam am nañu xarañ man bis soo ko lañu war a gagner donc ñun Sénégal amuñu benn gisuñu leneen du lu gagner donc défi participation bi mooy gagner cahier des charges bi daf ñu exiger ñu am ñaari terrain bi ñu am compétition officielle ak terrain bi ñu am terrain préparation parce que ñetti match la mais boo xoolee beach soccer premier match bi équipe bi dañuy échauffé wu si biir terrain bi terrain officiel dañuy échauffé wu mais yeneen match yi deuxième et troisième match dañuy échauffé si terrain annexe bi dugg seen vestiaire bu ñëwee dañuy yóbbu donc effectivement am na beneen terrain boo xamante ne mooy permettre équipe yi di jouer deuxième heure ak troisième heure échauffé wu avant ñuy ñëw commencer compétir. nu waxtaanee wàllub basketball léegi ak lu jëm si wàllu demi-finale coupe du maire bu Ndakaaru si jigéen ñi ne tey jii ci midi gi ASFO moo jëlaale ak waa ville de Dakar ñetti waxtu bu jotee ñii di waa ISEXPORT ñoom daanu jongante ak waa DUC ca góor ña itam daanu joué seen fukk ak ñetteel bi journée championnat Louga basket moo jëlaale ak waa Union sportive bu Wakam UGB ñëw Thiès fekk si waa Thiès SLBC muy Séné basket club daje ak waa Saltigué la des ne des ko yeggali bés ni dimanche. AS Douane moom di champion du Sénégal ma nga ca Rwanda ngir bokk ci la ñu dippee BAL mooy basketball African League di jongante bu bees bu FIBA créé ñoom nag dimanche dañu fas yéene amal kon seen jongante bu njëkk Mor Bassinia nekk envoyé spécial bu groupe Futurs Médias foofee ca Rwanda xayma na jongante bi naka lay tàmbalee ak lan moo cay jubluwaayu waa AS Douane Mor Bassinia la ñu déglu. BAL dañoo génne tey calendrier wu première phase du tournoi bi. AS Douane bi nga xamante ni moo représenté Sénégal ci jongante yooyu ci Kigali bi am le 16 ba le 30 mai moom premier match am moo ngi joué contre groupement sportif des pétroliers bu Algérie après mu joué contre ferroviaire bu Maputo mu teg ci Zamalek ñetti match yooyu la AS Douane di joué. AS Douane nag objectif bi ñuy dem ñoom joueur ak entraîneur bi ñu leen jëlee bi ñu leen laajee ñoom lu ñu wax mooy lu ñuy bëgg a def mooy génn phase de groupe bi lu ñu waxee génn phase de groupe bi déjà mooy jouer les quarts de finale waaw jouer quart de finale après demi-finale finale ndax tournoi bi nii la bindoo
3 poules de 4 la poule bu nekk 2 premiers yi ñooy génn ak les 2 meilleurs troisième yu 8 équipes ñu dem quart de finale après quart de finale bi mu am demi-finale am finale bi ñoo ngi ko joué le 30 mai lii di ñëw foofu fii ci Rwanda. AS Douanes mën na am na ay chance nag ci groupe bi pour mu génn waaw déjà il faut mu gagner premier match am contre GSP gagner Ferroviaire bu Maputo def naan daal bu amee ñaari victoire ci groupe bi te mën na am sax ñetti victoire parce que AS Douanes am na équipe bu am qualité. waaw am na équipe bu am qualité boo xamante ni war na mën a def dara ci tournoi bi. ñu daal di jeexal ak footballu biti réew yi ci Angleterre nag jàppaleen ni dina am jongante yu am solo ci samedi gi ndax Leeds moo di laaleeg waa Tottenham final bu ñu war a séntu ci Ligue des Champions dox diggante Manchester City ak waa Chelsea. teeñ bi dees ko amal ci samedi gi ndax ñaari équipe yooya dana war a daje ci seen championnat Liverpool itam di bu Sadio Mané dina kon dajante ak waa Southampton ci Espagne lanoo jeexale ak fanweer ak juróomeel bi journée championnat ñu ni Barcelone ci dàq gu moo dàq waa Atlético Madrid ngir doon champion foofa dina kon dajeek waa Atlético yooya jongante ba ca Camp Nou laa amee Barça kon ak Atlético seen jongante ku ci juum mënees na noon njort ni di nga ñàkk championnat bi